sëñ bi da ngeen def. maa ngi sant. naka waa France noo leen def ak coronavirus. kooku la may fen. yaa ngi en direct. corona maa ngi en direct. yaa ngi en direct si émission si Na FM waaw. oh yeah ok maa ngi nuyu ñëpp bopp. voilà très bien. yow moom ñeme. ma ne ko ñeme naa wax ak yow. waaw kon baax na xam nga yow dañoo def benn émission. defe naa suma juumee un mois après xaw ma un mois quelques jours matu ko sax. waaw. coow li ne kurum. waaw ci coronavirus bi. amaana ci biir émission bi ñu ngi ci doon waxtaanee. mais yu mel noonu day ñëw tombe doo xam tombe la doo xam nu mu demee ci genre masse bi ci waxtaan bi commencé rek. waaw nga suruxal ma genre bagage yi nga xam ne moo am jamono bii nii lëmbe adduna bi yëpp. muy coronavirus. tey coronavirus bi yow ban jàngat nga ñu defal en tant que porteur de voix. waaw damay commencé nuyu ñëpp pour di leen wax leen ñun ñu ngi ci en pleine crise sanitaire fii surtout au niveau de l'Europe et puis di wax waa Sénégal ne ñu def attention bu baax jël jàngoro bi jël ko au sérieux parce que du ay caaxaan mi ngi faagaagal doomu aadama yi et puis wàll bi dafa gaaw donc gars yi nañu jël seen matuwaay yëpp pour que Sénégal bañ a egg ci niveau bi nga xamante ni moom la ñuy yegg fii quoi moom mooy premier élément bi léegi nag galaaw loolu man sama jàngat xam nga du yomb man la ma yàgg wax la rek yow xam nga ci dara témoin nga suivre nga lépp depuis bi ma commencé expliquer problème yi nga xamante ni moom la àdduna bi di jànkonteel surtout ci côté complotiste yi ci nekk ñi gars yi dañ koy jéem a dénigrer di naan ay non ñii dañuy wax lu leen neex du ay question wax lu leen neex te ay éléments yu am la tu vois gis nga fan yi passé bu ñuy naan ay benn chinois moo jël chauve-souris la ñuy wax xawma chauve-souris la jël lekk ko moom moo wàll àdduna bi yëpp xam nga ni loolu ku ko dégg rek ngoo ànd ak sa xel xam nga ni loolu yenuwul maanaa. yenuwul maanaa mos. non loolu mënul nekk parce que dañu jàpp nit ñi ay dof ñoom loolu mooy seen objectif mooy nee nañu nit ñi ñëpp ay dof lañu déjà ci seen plan. nee nañu nit ñi dañuy ay dof lañu donc dañuy utiliser ay canal yu mel ni médias yi pour mën fa jàllale propagande xam nga. ba pare nëbb li nga xamante ni moom mooy réel raison bi. dëgg la xam nga temps yi passé am na benn vidéo di expliquer comme quoi que virus bi gars yi dañ ko créé ci benn laboratoire jël gars waa jooju dammate ko complètement di dénigrer ko démystifier ko ñu ne kii dafa dof wérul li muy wax yenuwul maanaa mais question fondamentale bi duñ ko répondre question fondamentale bi mooy. ñoom nee nañu dañoo am benn laboratoire bu nekk xam nga dëkk bi ci Chine dëkk bi nga xamante ni moom la ñu ne fa la virus bi génne mooy Wuhan xaw ma dëkk boobu dafa am benn laboratoire bu ñuy wax laboratoire P4. laboratoire P4 lan la benn laboratoire boo xamante ne français yi ak chinois yi ñoom ñoo ko créé de toutes pièces lan mooy seen objectif mooy jàpp virus yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a dangereux. wala di étudier virus yi nga xamante ni moo gën a dangereux ci àddina di xool yan médicament la ñu war a mën a créer après ak yan levier ak lan la ñu war a activer pour que mën a defar ay vaccin di defar ay médicaments yi nga xamante ni dañ koy jaay ci àddina bi yëpp laboratoire boobu ñu ngi ko créé depuis 2008 xaw ma xam nga laboratoire boobu dañ ko créé ba pare foofu la ñuy nekk di tester ay virus yu gën a dangereux di def ay ce qu'on appelle modification ADN virus parce que mën nañu jàpp benn virus naj ko bu leen neexee nee nañu virus bi ci animaux yi la jógee bu leen neexee nañ ko wax mais naka la ñuy def nañu expliquer loo xamante ni nanguwuñu ci tontu ba léegi naka la ñuy def ba virus boobu mu jël forme bi mu jël nii ñu jékki-jékki rek mu nee nañu dafa am kenn ku lekk chauve-souris moom moo wàll ñëpp alors que laboratoire boobu mi ngi contenir denc virus boobu est-ce que loolu yenu na maanaa. yenul maanaa mos. mais xam nga problème bi mooy c'est-à-dire que xam nga yow ñun du ñu mën a xam exactement à quel moment la ñu propager virus boobu noonu mais ñun dañoo gëm ne soit ñoom ñoo ko propager soit mu am accident te man loolu dina ma jaaxal trop virus bi rëcc
mais naka lay mën a am accident te ñu xamante ni Amérique jamono jii ñu toll ak Chine ñoom ay concurrent lañu. Amérique nekkatul première puissance mondiale Chine mooy première puissance mondiale jamono ji. donc la guerre économique bi ñu am mooy c'est-à-dire faagaagal Chine ah. faagaagal Iran nga xamante ni ñoom ak américains yi jubawuñu parce que dañu yaakaar ni iraniens yi dañu am arme nucléaire ah ba pare ñu jaarale ko foofu jumale ko Afrique. parce que li tax mu jaar Europe tey dafa simple allo. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. li tax mu jaar Europe tey c'est simple parce que instant yi nii nee nañu situation nouvel ordre mondial mooy lan pour que nga mën a defaat benn ordre ba pare il faut que mu jaar ci désordre. il faut nga créer désordre pour mën a créer ordre. léegi nag ordre boobu mooy lan mooy lancer plan économique c'est-à-dire que tey jii bu ñu arrêté lépp activité dina am benn chute économique bu metti boo xamante ne dëkk yëpp koy yëg muy Italie di France di Belgique di fu nekk. dinañu yéeg choc économique man la dañu war a relancer waat économique bi deux plans la plan boo xamante ni plan boo xamante ni dañu bëgg a wax ci àddina bi population nit ñi mooy li ma la waxoon ci émission bi waxoon naa ko bu yàgg te waxoon ko bu yàgg a yàgg xam nga boobu ci plan yi la bokk. deuxième plan bi mooy restructurer waat économie mondiale am le contrôle des ressources ci monde bi yëpp moom mooy plan stratégie bi fu mu nekk nii tey jii nii xoolal activités yi hôpitaux yi tey jii xoolal. vaccin yi dinañ ko génne après xam nga laboratoire pharmaceutique yëpp ku ci nekk mi ngi créer sa laboratoire pour mën a créer vaccin pour mën a xool yan médicament ngay jaay. ñoom ñëpp dañuy enrichir te ñoom ñëpp ci lobby yi la ñu bokk. dégg nga plan économique laboratoire ñi nga xam ñooy defar matériel de réanimation yi ñii di defar mais lépp li nga xamante ni moom moo nekk ci matériel de fourniture hôpitaux yi. société yooyu yëpp dañ ciy profité di defar ay affaires ñi nga xamante ni seen économie dafa daanu ci façon secteur bu nekk ku ci nekk day xool après ce plan de relance économique lan lay doon. Afrique nag ñun amuñu plan de relance. parce que gis nga lu mu mënti laal européen ci ñun lay gën a metti Afrique parce que non seulement ñun amuñu possibilité pour faj nit ñi amaguñu doole boobu mais suñu économie bu daanuwee amul lenn lu koy relancer lu dul nga dem defi ay dette nga dem di àbbi xaalis ci à l'étranger. nga ñëw te xaalis boobu noonu ala kulli àlli sa doom ak say sëtaati sët ñoo koy fay te yàlla xam na ne plan bi ñu koy tëral nii ah Afrique du ci génn même bu dee laal na Europe laal bu métti ñoom dañu naan ak nu mu mënti demee dinañ ci génn parce que ñoom ñooy defar xaalis ci monde bi. waaw comprendre nga ñoom ñooy defar xaalis bi ñoom ñooy décider comme ni ma la ko waxoon ci émission bi dañuy décider kan mooy dund ak kan mooy dee bu fekkente ne ñi nga xamante ni organisme ñoom ñoo noot économie bi une partie des gens ñoom ñooy diriger ñoom ñooy wax à partir de quel moment la ñuy lancer plan bi ñu lancer ko mu yegg comme missile lay doon Afrique. dëgg la comme missile. dëgg la xoolal tey jii ma jox la exemple te balaa may jeexal daaneel foofu ma jox la exemple tey jii Afrique. mais bu ñu tëjee frontières yi parce que ñoom yàgg xam nañu ko ak nu mu mënti demee Afrique du mën a tëj frontières yi yëpp. bu ñu tëj Sénégal tey bu ñu tëjee frontières yi mais lekk yi naka lay yegsee foofu ñun suñu lekk yëpp dañ koy importer. suñu lépp dañ koy importer à l'étranger. dëgg la bu ñu tëjee frontières yi lekk dootul dugg Sénégal secteur tertiaire moo koy doxal ak secteur informel ku jaaykatu Sandaga bi jaaykatu bitig mbagg bi jaaykatu marché bi ñoom ñëpp. kenn mënu leen ne toog leen seen kër parce que bu ñu toogee seen kër du ñu liggéey te bu ñu liggéeyul du ñu am xaalis. waaw te bu ñu ko amul xaalis doo mën a fay doo mën a dund donc loolu mooy chute complète de l'économie africaine. d'accord complet d'accord léegi ci jeexal mooy mbir mi daal dafa rax complot su ma la déggee. dafa leer. rax na complot dafa leer parce que depuis ay années ñu ngi koy préparer. ay année Bill Gates am na benn vidéo boo duggee ci sama page Facebook di nga gis dugal naa benn vidéo Bill Gates muy def conférence lan la expliquer dafa ne loolu 2015 la vidéo boobu noonu bu muy mujjee def mu ne àdduna bi d'ici même moins de 10 ans di ngeen gis benn épidémie bii ñëw dina ravager àdduna bi yëpp dina wàll te wàll bu gaaw lay doon mais dama njort ni àdduna bi pareeguñu pour accueillir choc boobu noonu parce que dina def benn bouleversement boo xamante ni bu ngeen équipé wul ci ay matériel bu ngeen équipé wul ci ay vaccin wala ay médicaments yi nga xamante ni ñoom la population bi mën a utiliser mu ne épidémie boobu dina def ay ravages avertiroon na nit ñi
avertir woon na nit ñi loolu naka la def ba jékki-jékki wax ko tey ñu jékki-jékki rek gis benn virus boo xamante ni Wuhan la génnee te virus boobu noonu ci dëkk bu mel noonu am na benn laboratoire P4 boo xamante ni discours inauguration wu ancien premier ministre français maa ngi ko yor fii sama ordinateur discours bi maa ngi ko yor muy félicité gars yi ci seen liggéey de recherche boobu noonu ñu toog quelque temps ñu jékki-jékki génn benn virus bu jógee foofu bu ñu waxee ñu ne loolu hasard la loolu hasard dafa mën a am. non non ok xam nga loolu mënul nekk hasard. mënul nekk hasard c'est vrai. mais ñoom te duñ la wax laboratoire yooyu lan lañ koy doyee. très bien. George Soros. boobu nga tudd. waaw Soros dafa am ay plan biir Afrique. Soros dafa am ay plainte sax yu ko ay organisme yoo xamante dañ ko porter plainte pour ay trafic d'armes di armer ay ñi nga xamante ni ñoom ñooy opposants yi nga xamante ni ay rebelles lañu en Afrique accusé nañ ko ci ay trafic de faux médicaments en Afrique ba pare accusé ko ci ay trafic de ñi nga xamante ni day dem di armer ak ay rébellions yi nekk en Afrique ba ci ay jihadistes bu ñu jógee ñu ne kooku dafay ñëw di aider Afrique loolu kooku nan lay mënee aider Afrique. d'accord koo xamante ni dañ ko jàpp ci ay affaire porté ko plainte. lu leer mais beneen information bi mooy dañoo yëg ni am na ay bateau yoo xam ne ñu ngi jugee ci bitim réew war a ñëw Afrique solu ba fees ak ay vaccin est-ce que vaccin yooyu tey. wóor na africains yi jël ko pour utiliser ko. xam nga dafa am benn livre bu génn temps yi bu génn depuis 2015. waaw koo xamante ne benn spécialiste allemand la spécialiste allemand boobu moom bokk na ci professeur en médecine yu gën a xarañ ci monde bi laa lay expliquer. dafa génne benn livre boo xamante ne maa ngi wax gars yi nañ ko lire livre bi boobu noonu mi ngi expliquer naka la vaccin di def ci nit ci doomu aadama. xam nga émission boobu laa defoon 2STV ba gars yi di ma andil ay problème ba di ma menacer. waaw vaccin bi ak nu mu mënti doon maa ngi ñaan gars yi buñ ci laal benn vaccin parce que vaccin boo ci gis façon la te ki ko démontré kenn ñemewu ko contredire jamono ji kenn ñemewu ko taxaw ne ko li ngay wax amul moom moo taxaw carrément mu ne vaccin yi ku ci utiliser vaccin ak nu mu mënti doon. dina am ay effets secondaires yoo xamante ni dafay réduire sa espérance de vie te dafay def loolu loo xamante ni day mel ni drogue ci yow c'est-à-dire que dina la andil yeneen façon feebar yoo xamante ni feebar bu mu la mënti andil da ngay dem utiliser yeneen garab te garab yooyu noonu même complotiste yi ni ñu koy oyati industrie pharmaceutique ñoom ñoo koy defar la may seen man mii di wax ak yow liggéey naa ci laboratoire pharmacie bu gën a mag fii ci France. maa la koy wax ni tey jii dinaa la gënal preuve yi te am naa fa compatriote sénégalais boo xamante ne nekkoon na fa mën na ko témoigner 1 an laa fa def tu comprends. ñu def benn réunion boo xamante ne dañ doon présenter les nouveaux médicaments yi génn. yoo xamante ni Afrique lañ koy yóbbu. yaa ngi dégg li ma lay wax. maa lay dégg bu baax. bu ñu defee réunion boobu gars yi teg benn projection li ma lay wax ni 2014 la woon. waaw ñu teg benn genre documentaire benn salle la ñu nekkoon ñu teg benn genre documentaire di expliquer seen garab yu bees ñuy génnee lan lay faj mais seen garab yooyu yu bees yi ñu génnee documentaire bi quasiment Afrique kese lañ ko defee da nga gis leen dañuy dem Afrique dem dugg ci village yi dem dugg ci yenn àll yi di naan ay nit ñi dañ leen di vacciner garab yi ñoo génn. mais ñoom dañ la koy expliquer waa ji taxaw di expliquer. dëgg la ba si yàgg man ma yëkkati sama loxo ma ne damay poser question. waaw. ma ne leen waa yéen garab yi ngeen di yóbbu Afrique mais yéen da ngeen di faj ay jàngoro yu am Afrique. waaw ma ne leen waaw may leen mais yéen est-ce que yéen jàngoro yi da nga pes dama leen a junj ci loolu noonu dama leen ko wax indirectement. dama leen yéen garab yi ngeen di defar nii ci seen laboratoire yi di ko yóbbu Afrique di ko jaay mais yéen kon Afrique tant que mu ngi am ay feebar mais loolu daf leen di mën a arranger pour que seen société mën a continuer di exister. c'est vrai. mu ne ma waa ji xam lan la ma tontu ci boppam. waa ji daf ma tontu carrément mu ne ma li nga wax mu ne ma duñ ko weddi parce que garab feebar bu amul woon ñun suñu bopp duñu mën a exister donc feebar moom mooy tax feebar yi di gën a am. moom mooy tax ñun ñuy gën a exister. mais léegi Mass man xam lan laa bëgg a xam mooy yéen tey yéen sénégalais yi nga xam ne yéen a ngi foofu noonu nekk ci mbir yi tey yéen
ban taxawaay ngeen war a mën a taxaw ba conscientiser sénégalais yëpp wala africains yëpp en général pour nga xam ne vaccin yi nga xam ne def nañ ko ci ay bateau war ko andi fii nii pour soi-disant que ni mun na vacciner li ñuy wax coronavirus bi ñu def ci très attention. léegi rek la ñu mën a def ñu def ay collectif di waxandoo benn baat ba pare ñu bàyyi comme seen genre yi yéen médias yi ñuy bàyyi ñuy exprimer wu di wax ci wax bi di ko gën a wasaare di ko gën a tasaare pour muy mën a egg ci ay endroits yoo nga xamante ni malheureusement nit ñi du ñu am internet wala seen rajo rek la ñu mën a yor seen téléphone di déglu sa émission mais pour loolu il faut que journalistes yi ak ñi nekk ci organe de diffusion yi mën ñu ci jàppale ñun suñu wàllu bopp ñu ngi def vraiment lu ñu mën mais c'est que dafa manqué de solidarité parce que malheureusement am na ñoo xam ne ni bëgguñu muyeewu bëgguñu feeñ ci affaire yi parce que amuñu fit parce que ñoom nee nañu bon ñoom dañu am njaboot dañuy sàmm seen njaboot bëgguñu am problème bëgguñu am kii mais il faut que ñu gën a dooleel comme ni ma la ko expliqué ñun suñu genre yi nga xam dañ ci dem ba jeex te dara duñu reculer loo parce que bu ñu ko commencé ñëw ba fii yegg si fi bi fii xanaa du ñëw du ñu yegg si ba fii di reculer comprendre nga. dëgg la donc loolu rek la c'est-à-dire que mën a jàllale message bi muy jaar ci canaux yi nga xamante ni dina mën a yegg ci population yi. ok et puis jar na sax comme ni ñuy faral di def di déplacé wu di ñëw Sénégal di jéem a def émission te bàyyi na gars yi bàyyi suñu defee émission suñu waxee lu leen neexul ñu jël émission bi censuré ko comme ni ma gars yi def sa gars yi lam ay seen. def naa émission bi ma pare ak yow émission. sama émission boobu musul génn dégg nga de. kan moo la censuré. mais Africa 7. ah mais attends maa ngi ñoom ñoo defandoo émission même jour. même jour ba laa wax xam nga yow sa bopp da nga ko def émission ba ñoom ñu pare def sama émission. waaw. man sama émission boobu musuñu ko génnee. la moo tax génne wuñ ko la moo tax yow kese yaa génnee émission bi. la moo tax génne wuñ ko. mais damay wax ak ñoom du ñu tontu mais tontu moo dama leen di bind message duñ tontu. ah doy na waar. la ma ca wax neexul kenn nag la may wax ci émission presque laa doon foofu. mais bu fekkee ne dafa am loo xamante ni neexul leen lu ma ci. doy na waar léegi foofu yëpp leer na léegi par rapport ak tey président de la république dafa war a génnaat jàkkaarloo waat ak sénégalais bu 18h jotee fii ci Sénégal fii ak 2 heures de temps mu war a waxtaan ak ñoom par rapport ak dispositif yi mu war a jël par rapport ak coronavirus bi tey yow en tant que sénégalais boo xam ne yaa ngi dund ca bitim réew lan ngay xaar ci boobu discours. man damay xaar ci Macky Sall mu wax ak sénégalais yi avec fermeté c'est-à-dire que des premières mesures d'hygiène mu expliquer waat ko ba gars yi dugg seen nopp wax ko ci discours français wax ko ci wolof mu wax ne vraiment l'heure est grave et que jàngoro ci vraiment egg na benn proportion boo xamante ni ma ngay rey ba xam ne ba gars yi xam ne lii nii du ay caaxaan comme que gars yi yaakaare ne benn grippe la benn palu ëpp na loolu ah moom mu jël ay décisions yi mais nga xamante ni bépp rassemblement bu mënti am dañ koy interdire fii xamante ni nii dañ fay booloo dañ ko mënti les mesures de sécurité nag mooy bu kenn dancaloo bu kenn dankaloo ci ay endroit nañuy respecter ay distance de sécurité et puis gars yi éviter joxante loxo yi ak mesure d'hygiène yi nga xamante ni kenn day sëqat laal loxo kenn wala kenn lekk dugal ci loxo ñu boole lekk yooyu yëpp dañ koy kii raxas loxo yi daal fexe ba nit ñi am conscience que ni la xeexu jàngoro ji sénégalais yi kese ñoo ko mën a xeex parce que fu mu nekk nii il faut que ñu xam ne hôpitaux yi mënuñu accueillir le nombre de malades xam nga tey démb OMS lan la wax OMS nee na ñi ngi yaakaar ne Sénégal dina am plus de 100 000 contaminés ñoom seen estimation bi 100 000. xam nga 100 000 contaminés la OMS wax démb xam nga loolu noonu xam nga loolu maar day taali la mun a dal ku nekk donc fu mu nekk nii mesure de sécurité yi il faut que ñu appliquer ko amul kii murit la amul kii tijaan la amul kii layen la amul ñaseen amul dara bépp rassemblement dañ koy interdire parce que mënuma gëm ne dañuy interdire benn rassemblement beneen ñeneen jóge fële ñu ne non ñoom dañuy rassembler au nom de la religion màkk bi nga xamante ni fii la ñi ñëpp di jéemale seen penku foofu lépp lañ tëj arrêté nañ lépp
ndax jàngoro gi donc gars yi nañu delluwaat seen xel xam ne lii nii buñ ko fajul tey du tubaab yi ñooy ñëw fajal ñu ko du américains yi ñooy ñëw fajal ñu ko du chinois yi ñooy ñëw fajal ñu ko kenn duñu jàppale dañuy bàyyi bu fekkente ni nag gars yi lañu bëgg àdduna bi jeex ci Afrique ba pare jox nit ñi dëgg ni leen nit ñi dinañu jeex wàññi population Afrique wàññi population sénégalaise wàññi naissance yi ak yu mel noonu nañu bañ a déglu li gars yi di def loolu la Macky Sall war a génn tey expliquer de manière ferme ba pare jël ay mesures yu radicales te ku ñu jàpp ñu yóbbu la ci kaso bi. jeex na gërëm naa la bu baax a baax. voilà si information yi nga xam ne jox nga ñu ko ak li nga xam ne sénégalais yi aussi war nañ ko cee mën a xam.